salaamaaleykum wa rahmatulah sant yàlla sant yonent bi di nuyu sëñ Mountakha Mbacké di nuyu ñëpp tur bi Serigne Abdou Lahad Seck lañ koy wax dëkk Touba di doomu dëkk bi yaroo fi màgg fi nekk ci kuréel bi ñuy wax Sénégal 2035 avec ministre Mame Mbaye Niang. Touba yàlla fa def ñu dëkk fi yaroo fi jàng fi alxuraan di doomu dëkk bi yàlla def suñ njaboot nekk fi suñ sëriñ nekk fi suñ lépp nekk fi loolu moo ñu fi indi dañuy faral di fi nekk lu bari nag ci dëkk bi. li tax ma bokk ci biñ ko taxawalee dañoo ñëw seet si ma xool mu doon nit koo xam ne ku ma war a mën a àndal la ci ay jikko mu doon nit koo xam ne nit ku yiw la may doomu Ngor Almadi itam dëkk fa yàlla def tim ma soxla woon maire Ngor biñ demee ba ci biir tim yàlla def mu ñëw ñu waxtaan ñu jël koo xam ne ku tudd Antou mu représenté wu au niveau de Ngor ci Sénégal 2035 te gis naa ne tim ànd bi ñu ànd xam naa ne lim soxla war na ko mën a am ci biir Dakar loolu moo waral suñu ànd ma ñoom. mun na yomb parce que biñ koy commencé yàlla def na président de la République woo na ko ba mu ñëw mu tàllal ko ay loxoom mu ñaanal ko ñaan googu nag jàpp naa ne nangu na parce que doo xoolee Dakar Diouf Sarr moo fa nekk ak ñi fa nekk man jàpp naa ne. doon nañ ay nit ñoo xam ne war ñoo mën a yor Dakar parce que nit ki da ngay am ambition ci li ngay def ba pare doon loo xam ne loo gëm la walla loo bëgg xam naa ne daal jàpp nañ ne ville de Dakar nañ ko jël incha allah Sénégal 2035. Barthélémy moom du ma wax ay waxam quoi parce que ki taxoon na man ku bëgg a xam da ngay dem ci hôpital nga seeti. kooku moom je pense que yaakaar naa mënuma wax waxi Barthélémy quoi parce que je pense que yaakaar naa moom na dem wuy ji mercredi ba pare jugee ci mercredi ba pare ñu soog di wax waxi Barthélémy. deuxième bi Diouf Sarr nit balaa ngay wax dañuy xool li nga def sa commune ba pare te Diouf Sarr mënul présenter benn loo xam ne benn bilan boo xam ne mën na ko présenter ci commune bi nga xam ne moom la nekk muy Yoff. non ñun amuñ lenn lu ñu mën a xaar foofu parce que Mame Mbaye bi mu jógee ko def. dafa dem waxtaan ak président ba président ñaanal ko kon amul lenn loo xam ne je pense que parce que souvent dañuy dégg ne moom dafa fekku créer mouvement boppam. loolu waaw non loolu amul loolu nit ñi dañuy wax rek parce que lu mu waxtaan ak président ba président mu tàllal loxo président ñaanal ko kon li mu réerówu si ak président waaw réerówu si ak président benn yoon. loolu nag moom du doon lu may mën a tontu daal franchement parce que loolu la ma wax président man fekku ma ko wala xam naa ne moo président réeróowuñ si lenn loolu moom mën naa si wax. Bougane ku mënta gérer sa boîte nan ngay gérer ville de Dakar say employés sax fayoo leen nit ki ku mënta gérer sa boîte mënoo gérer dara Bougane calculé waa nañ Bougane sax il devait pas xam nga Sénégal moo yomb rek parce que ba ku jug ne da nga soxla réew mi. wala man je pense que Bougane warul doon nit koo xam ne dañ ko war a mun a bàyyi sax muy présenter ville de Dakar day wax ne réew mi la soxla. non parce que dafa am loo xam ne daal jërul doo koy wax sax day mel ni nit ki da nga ko bañ wala dara. franchement Sénégalais yi war nañ di mun di xoolaat doomu aadama yi wax te Bougane sëñ Mbacké Soxna Lo moo ko boonoon président moom loolu wax tout le temps. kon je pense que du demee ba président yàlla dimbali ko mu yor réew mi dafa waroon ànd ak moom si àndu yar ak teggin Bougane je pense que li muy def nii day tardel boppam rek quoi. duñ ko doon lépp la ñuy changé parce que ville de Dakar ni ñu ko yoree baaxul depuis Khalifa Sall man j'ai rien contre pour Khalifa wante ville de Dakar ni ñu ko yoree baaxul parce que doo xoolee Dakar gi yëpp gis na Dakar ni mu mel parce que à l'époque dañuy wax ne Dakar 2000 comme Paris loolu la ñu wax on est 2021 bientôt 2022 Dakar lan moo fa changé bi président Macky Sall ñëwee sax lañ gis changement yu bëri ak
li mu fa def waaye am na fa bilan même je pense que même troisième mandat bi ñuy wax nii même population bi du ñu demee ba si kanam ñu xool je pense que li leen daloon si Abdoulaye Wade mun lañ ba leen dal si Macky Sall parce que keneen kiy ñëw doo xam lan lay indi te non troisième mandat mën na ko ne troisième mandat mën na am troisième mandat président ci ay réalisations si waay si ñun liggéey li nga xam ne firnde na ko si bilan am si lépp war na mën a def troisième mandat nguur gi tànnul kenn nguur gi yoonam nekkul si problème mu liste parce que souvent état moo demee noonu parce que lu jug rek dañuy wax ne état la président Macky Sall yoonam nekkul si législatif yi élection yi ñu jëm nii. ndax mën nañ xaar suba wala ginnaaw suba nga ñëw wàcc ci département Mbacké ngir fayet ci politique. pareeguma ko pour Mbacké wala Touba. waaye nag en tant que Touba sama grand frère sama mag moo fi nekk di sama jëwriñ ñu Abdou Lahad Ka liggéey bu rafet si dëkk bi ñu bokk sëriñ je pense que tey duñ demoon ba nga xam ne lu ñuy xëccoo la man dinaa ñëw taxaw du fekkee ne bàyyi na am comme Abdou Lahad yàlla dafa def liggéey bu rafet la fiy liggéey te franchement ñëpp apprécié sëriñ si fi nekk muy sëñ Sidi Mbacké kon nag je pense pas que amagoon naa idée pour ñëw taxaw pour xëccoo ko sëñ Abdou Lahad waaye du ma ko sëñ bi dénkoon nag ma jël ko. ñu gis ne Touba dama koy wax xaw a doy waar ci ñàkk liggéey c'est-à-dire loolu la nit ñi wax wala man sama gis-gis li sëñ Abdou Lahad liggéey man je l'ai apprécié franchement parce que comme suñ sëriñ fi nekk sëñ Mountakha Mbacké ñëpp nag ak ñeneen ak ñeneen parce que population bi ñooy wax waaye ñi ko dénk taxul mukk reproché ko si lenn dara. àdduna boo gis rek nit ñoo gis amul kenn koo xam ne 100% dinañ ànd ak yow parce que ñii dañuy ànd ak yow ñii dañuy ànd ak yow man je pense que ñi ko dénk dëkk bi amul kenn koo xam ne am na benn réaction bu ñaaw boo xam ne wala wax joo xam ne da nga ko jël jëmale ko sëñ Abdou Lahad Ka. Kaolack amul guerre parce que Kaolack candidat bu crédible amul fa parce que Rahma jàngul sëriñ commerçant la man je pense que yaakaar naa mu delluwaat si business am moo gën parce que tamit nit da ngay xëccoo loo xam ne njariñ mu ngi si Kaolack franchement gisuma benn candidat boo xam ne bu crédible boo xam ne mu ngi Kaolack parce que Kaolack doo xoolee depuis Ablaye Diack dafa doon dëkk boo xam ne lu mel ni Casamance lew na doo xoolee mooy zone résidence yi nga xam ne moom lañ ñoom tuddee Almadi wante tey Kaolack mooy ville région bi nga xam ne moo gën a salté si Sénégal kon nag je pense pas que ne ñooñu nga ma tuddal kenn war na si mën a yor ville de Kaolack. selon yow Kaolack tey ku mel ni kan moom moo waroon a nekk foofu la. Kaolack xanaa man sama bopp waaw bëgg naa Kaolack waaw. parce que fi ñu yemloo muy Sénégal 2035 mooy Dakar au fur et à mesure je pense que d'ici at yi di ñëw dinaa taxaw pour jël maire bi. am na fay ambition politique yu mag comme dañ ñu yemloo Dakar Sénégal 2035 nañ yemagul foofu quoi. waaw ñëw na fa comme talibé sëñ Abo ñaanal na ko sëñ Abibu sëñ Fallou Cheikh Awbal bi sëñ Fallou ñaanal ko élection yi ñu jëm ni yàlla def mu am si ndam te am nañ ci yaakaar parce que sëñ Fallou lu mu ñaan rek dañuy jàpp ne duñ jàpp sax dañuy gëm na lii lu am la kon nag ñëw na fa comme talibé franchement di ñaan suñu borom Dakar ñëpp wooteel Sénégal 2035 ñu mën a jël maire bi muy commune de Ngor Almadi ak ville de Dakar loolu la ñuy ñaan te Mame Mbaye toujours ministre grand président de la République